ma nuyoo waatee mbokku téléspectateurs yi jaajëfal seen i teewlu ak leeru jamono rawatina petit déj nuyu aussi waa diaspora ndax ca la ñu bokk dañuy koy dooree rek ak tiis bu am fële ca Rufisque ndax ku ne xam na ne élection yi moo xawoon tënk sax yenn yi nga xam ne moo doon am fii ci réew mi yu nu mel ñu nemmee ko si lu metti mooy ki li nga xam ne mooy njiitu nekkoon njiit ci taxawu sa gox bu Rufisque ñàkk bakkanam di wuyoo ci turu Babacar Gueye Diop ñu gën ko xam ci Mbaye Seck mu doon tis bu metti bu dal seen kaw ndax gannaaw sax veillu élection bi rek ci la ñàkk bakkanam mu doon loo xam ne lu metti la ni ki démb rek kenn ci ay jegeñaale mu ko doon rendre hommage ci émission Balance mu ñu di ko jaal ay mbokkam ndax loo xam ne la moo nekkoon tetu ci majorité bi moo nekkoon seen bopp ci kaw bopp coalition bi mu doon lu metti lu leen dal di leen jaale bu baax ndax loo xam ne daal la mën nañ ne kenn mënu koo wax lu bett ñi nga xam ne ñooy ay jegeñaaleem la ak waa réew mi yal na ko yàlla yërëm te suuf oyof ci kaw faj ñu jàll feneen rek comme tey dañoo am gan redressement fiscal la ñuy waxtaanee ndax ki la di Pierre Goudiaby Atepa nguur daf ko maanaam ci yoonu daan ko sax la nekk ndax dañu koy toppee 14 milliards ba pare bloqué ay comptam fas ko yéene it teg ci nag c'est li nga xam ne mooy ay moomeelam bëgg nañ ko fas ko yéene nangu ci bu fayul boobu la boor mu doon loo xam ne amaana bu ñu sukkandikoo ci l'observateur moom Pierre Goudiaby Atepa dafa amoon ay problème ak li nga xam ne mooy nguuru Sénégal maanaam mbiruma redressement fiscal ak lu nu mel tax na sax guddi bu bët setagul mën nañ ko wax ci la nekk mu doon loo xam ne amaana metti na ba bloqué nañ sax li nga xam ne mooy ay comptam bu ñu sukkandikoo ci leeral bloqué nañu ay comptam te it mënul def benn transaction wala di fay ñi nga xam ne mooy ay employé mu mel ni moom daal dañoo gérer ay comptam nekk na ci loo xam ne lu metti la Fatima mu nekk lu metti mu dal ci ki nga xam ne moom moo di Pierre Goudiaby Atepa ñu gis ni dafa am redressement fiscal boo xam ne nii réew mi askan réew mi ñoo ngi ko koy toppee du moins mi ngi noonu te bi mu jotee après ci nigi noonu sax dafa jotoon lettre de notification pour des titres de perspective plutôt ci décembre bi ñu génn waaye ca yéexaayu fay bor boobule mu waroon a fay moo waral ñu tëj ay comptam ak di ko toppee yenn yoo xam ne daal amaana mi ngi noonu dinañu toppandi xibaar bi nag ndax comme nii la demee dañuy wëy rek jàll ci leneen. Sénégal dañuy faral di nemmeeku ku mu am ndey ak ku mu amul ndey. dañ koy gis yenn service wala yenn entreprise yi nga xam ne dañu jege état wala boog di xalamal état war a fay taxe ak yooyu dañ leen koy baal wala sax bokk nañ koy fayee mooy loolu. nga gis ni fan yëpp. wala bokk ces derniers temps da ngay gis ni surtout nag littoral bi daf ci xeex bu am solo di wax ne nañ ko bàyyeek population dakaroise parce que ñu ñoo ko moom ku ne war nga taxaw mën a seen géej gi war a dem ci géej gi ak yeneen donc maanaam daal ci nemmiku li ñu nemmiku moom jàpp na ni ñoom dañu jàpp ni xëy na opposant la donc xam naa ne yooyu itam tax na aussi tamit yu mel ni dal ko soo nee waaw amul problème soo nee déet bon di nga am problème. doy na waar waaye nag ñu bàyyandi rek ñu xam fan la wànnanti di mujjee ki gëtam ñu jàll feneen ku ne xam ne ni élection yi ñu génn daal Sénégal yëngu woon na réew mi yëngu ci li ñu fi ñu teg suñu tànk sax mooy ñi nga xam ne ay jeunes lañ jamono ci ñoo nekk ay maire ñu nemmeeku ci ñu bari waaye tey nag ci ki ñuy teg tànk mooy Seydina Issa Laye Fatima Alioune Sow Seydina Issa Laye mën nañ ko wax bu ñu ñëwee ci moom jeune la fekk ki leen bi nga xam ne mooy Ablaye Diouf Sarr waxoon nga ko fi Ablaye Diouf Sarr munoo defar sa gox ba pare di jëm mairie de Dakar ci laa la dool ne la malade yi nga xam ne dañuy nekk fële ca hôpital Philippe Maguilène Senghor bu tawee bu ñuy génn gaal la ñuy jël Fatima di ree waaye mu mel ni Sénégal yi dëggal nañ ko ndax kile di nga xam ne mooy Seydina Issa Laye mën nañu ko wax mooy le chouchou ci xale jigéen ñi le playboy mën nañ ko ndax yëngal na réew mi ñuy di ko féliciter encore une fois bu baax léegi foofu dañ fay def taxaw seet ndax dafa mel ni xale yi ndaw ñi dañu jël réew mi ci seen loxo. dañoo jël relais bi ci mag ñi. oui man xam nga dama bëgg borom xam-xam. dama bëgg nit bu xarañ. dama bëgg nit bu wax bu dugg ci bopp nit ñi. wax bu jub wax boo xam ne day leer. Ce garçon-là il a 34 ans. Je l'ai écouté, je l'ai suivi et j'ai suivi aussi un autre garçon am na si kenn ñaar lañu. Maguette Ndiaye. Mamadou Gueye. Il y a aussi Maguette Ndiaye. Non, je parle toujours de Yoff.
de Yoff Mamadou Gueye ak kii da leen suivre. Ce sont des garçons extrêmement pertinents qui ont beaucoup d'avenir. yaa ngi dégg donc man yooyu dama ko bëgg. donc si fekkee ni dafa am l'intelligence nécessaire pour convaincre population yoffoise yi. ba fi mu toll nii c'est parce que ci beneen côté aussi celui qui était en face et qui était censé être le bulldozer, le baobab de Yoff. et ben dem ba toll ci benn niveau xam nga yaa ngi fàttali liñ fi jotoon a wax ci Yoff ak yooyu yu bari waxoon naa ko fii donc il n'était pas mais en général c'est bien ñuy répéter yi nga xam ne waxoon naa ko fi mu dellu si waat pour Sénégal yi xam ne waxoon nañ ko yaa ngi dégg ñu xam ne xam-xam ngay waxee quoi parce que des fois même si sax mën naa juum sax des fois mais en général damay def beaucoup attention pour lu may juum mu bañ a bari mais c'est bien de le rappeler juste pour dire que rek c'est un garçon moi je pense ñu mel ni ñoo war a raatale Sénégal 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans kii 34 ans la am boo compté fukki sénégalais juróom-ñaari fanweeri at ak juróom amuñu ko kon xam ngeen ni une grosse majorité de la population boo demee ba 80% moins de 25 ans la ñu am kon sénégalais yi ay xale la mais xale yooyu il faut ñu bàyyi leen ñu wane seen bopp ñu avancer mais xale yu jub xale yu am xam-xam xale yoo xam dañuy wax bi bu leer ce gosse là si tu l'entends parler tu te dis mais c'est extraordinaire le Sénégal est en train d'avancer ñi ko téye woon ñu ngi leen di buux te ñi leen di këmax te dañuy yegg terre par force Ablaye Baldé ya Sonko qui arrive il se bat depuis 10 ans pratiquement ñafe laay fam ci 8 ans xoolal fu mu mujjee Ousmane Sonko man nit ñooñu man dañ may neex façon yooyu dama ko bëgg ba pare changer complètement jóg taxaw li mu njëkk a wax lan la mooy damay samay salaire dootuma ko laalati biir Ziguinchor sama salaire u maire loolu lay def ci député bi façon yooyu man yooyu laa xam te loolu laa bëgg sacrifice pour les populations parce que booy liggéey boo ñëwee pour nga ne épris de service public jógu pour am xaalis alors que ici au Sénégal suñu homme politique yi am depuis 1960 ba léegi ay milliardaires lañu jóg pour njëriñoo askan wi la mais pas askan wi jëriñoo leen on a choisi du service public da nga war a assumer ses responsabilités tu t'appauvris pour ce service pour les populations ñi nag jàmbaar xale yi yal na leen yàlla sàmm na law na law ci mën nañ ne dina law ndax li ñu gis jamono ji ci réew mi ci law la jëm te it sax nag Aliou Sow léegi yaa ngi koy wax muy wulli yi nga xam ne amaana ñi nga xam ne ñooy yeewi askan wi def nañ ko waa ñeneen ñi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar mu doon loo xam ne lu metti ci ñoom la ñoom aussi ñu leen di encourager encore une fois ndax nit moom bu yoon jeexul waaxu si du jeex n'est-ce pas noonu la di leen fi xale jigéen ñi nag kii Seydina Issa bàyyi leen ko mu liggéey vraiment sonal ngeen ko trop bàyyi leen ko mu liggéeyam ñu jàll feneen amaxu du dëgg non dafa war day liggéey nag dañ ko bàyyi mu liggéey muy noonu dañuy jàll feneen rek comme ñu am gan Fatima man nga koy wax léegi beneen ci leneen lañuy jàll ki la di woykat bi di Wally Ballago Seck mu mel ne procès wu càccuma Range Rover bi nga xam ne bu yàgg bala ba tey mu mel ne jeexagul ndax gannaaw àjjuma bi ñu génn la ñu waroon a juger boobule mbir mu sekk ko sax ak ki nga xam ne mooy Ibou Touré ñu leen doon toppee association de maanaam escroquerie ak faux usage de faux dans des documents yoo xam ne document administratif la mu mel ne procès boobu ba tey jeexagul ndax ku ne xam ne ni ci jamonoy élection bi dañoo jëloon lii di nga xam ne mooy lépp loo xam ne ay procès la yu ñu mel ci tribunal yi ñu arrêté ko ba élection yi passé le 28 janvier bi ñu jëm sax nag semaine prochaine ci la mbir yi di dooraat loolu lépp moo tax sax ñu jël boobule procès ci nañu koy poussé yàgg di ko puusaat puusati nañ ko le 3 mars incha allah la ñu koy fas yéene taxaw jàkkaarloo ki la xam ne mooy àttekat bi bu ko defee ñu leeral boobu la mbir Fatima. Maxu waaw bàyyi mu jàll. bàyyi mu jàll. ñu jàll feneen rek comme tey dañuy baral. Fatima yaa ngi may wokk depuis sànq ba tey mbirum Omaro dañu fay taxaw. ndax li may faral di ko fi indi bëri na waaye bii leneen la ndax gannaaw semaine bi ñu génn defoon na ab mën nañu ko wax Diaspora 221 moo fësaloon ni Omaro dafay takk ki li nga xam ne mooy Amina bu n'est-ce pas noonu la Amina bu TFM. Amina la tudd. Alima plutôt Alima daf koy takk mu doon information boo xam ne dañu ko jël dugal ko tasaare ko ci réseaux sociaux yi fu ne ñu reprendre ko te it sax mën nañu jàpp ni boobule information du dëgg la ko soobee mën nañu ne man ci li ma jàpp rek dama jàpp ni Omaro dafa nekk en phase de daanu. di utaat buzz te peut-être. maanaam mariage bi amul mariage bi ñu fësal ni Omaro dafa war a takk kii
du dëgg amul léegi nag li ko waral li ñenn ci sénégalais sax jàpp mooy est-ce que du Omaro maanaam départ gaynde bi ñu doon wax arrivé mbaam dafa bëgg a yéegaat loolu tam laaj la leneen li mooy sol na fi pain ñu wax bàyyi sol na fi silim si def coster yooyu yëpp ñu indi yoo xam ne daal gàll nañ ko ci ndoddam ba ñu bëri amaana mën nañu ne mënatuñu amatuñu ci moom cofeel ba ñu amoon bu njëkk ba laaj bi samp mooy est-ce que du bëgg a ñëwaat ak fay gi muy fay waaj a fay sax nag mën nañu ko wax est-ce que du loolu moo tax ñu créé buzz bi Fatima. nekk na lu xaw a doy waar man jàppoon naa ni mariage bi am na sax ba pare man ci loolu laa jàppoon mais di jëmaxu dafa mel ni yow sa milieu bi daal ñoom pour ñu yéegaat amaat buzz rek foo ñu créé ay affaire di jëmaxu xanaa loolu ci lii bi la bokk ci show bi la bokk. enfin am na ñoo xam dañu jël option boobu am na ñoo xam dañu jël option tout le temps ñu leen di tudd. tout le temps ñuy créer buzz comme ni ñu koy waxee donc option choix la seen choix la donc pour man dama leen koy bàyyeel li des moom mooy pour man si carrière li si ëpp mooy nga am constance maanaam nga constance si li ngay def am benn durée de vie bi nga xam ni xëy na doo nekk au sommet doo nekk au sommet wala boog premier mais si ñuy lim di nga si bokk donc c'est important pour man même si côté musique bi lépp man li ma lay conseille tout le temps ñi nekk si carrière pour man carrière da nga koy gérer. voilà soxlawul ça sert à rien nga ni man la kenn mënu fi nekk éternellement mënu nag c'est pas possible. donc kon li des moom mooy nga gérer ko ba tey jii loo def mu am respect. mu professionnel mais également tamit gars yi di la bàyyi xel et c'est important mais bon c'est vrai que ñoom même émission yi def nag si loolu la laaj buzz la laaj coow la laaj donc dañ leen koy nangul mais noonu coow la laaj waaye la sénégalais yi wax rek ak la ñu jàpp rek moom la ñu fi indi teg ko fii ci Actualité People maanaam dañu jàpp ne kii li Amaro ni ko sénégalais yi doon conseillé amatul